Thioro merci de rester chez toi ñu ngi lay nuyu gërëmati la ci nangul bi nga ñu nangulee ibil sa kër ci période bi la nga xamee ni période de crise la ñëpp a ngi ci télétravail alors on parle d'abord de ce qui se passe à Kër Massar ou de ce qui s'est passé à Kër Massar sànq jot nañu fa dem ci reportage boo xamee ni Fatou Kiné Deme jëloon na presque fan yële dem fa boobu sax amaguñu woon benn cas mais ñu dem ba am fa ay cas ba nga xamee ni préfet bi jël na dogal boobule lan lañ ci war a comprendre Thioro. bonjour Papa Cheikh maa ngi leen nuyu bu baax nuyu fii nga ci matin ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan un peu partout à travers le monde ni nga ko waxee boobu ak léegi doon wax Massar tout comme xëj na sax yeneen ci ay gox wala ay marché yoo xamante ne ñu ngi fi woon te boobu fi ñu toll tey ci li nga xamante ni moom moo di cas communautaire par exemple toll ñu fa woon mais Pape Cheikh dafa am ci Sénégal ay gox yoo xamante ne man personnellement bombe à retardement laa leen di woowee parce que bu yenn cas yi taxawee da lay wóor ni tôt ou tard rek foofu dinañ fa daal di jël seen wàll croisement Kër Massar bokk ci la dernière fois bi may seetaan liggéey bu am solo moom la fa Fatou Kiné Deme defi woon dama doon wax naan est-ce que les gens sont réellement conscients de maladie bi fi mu toll ak li nga xamante ne moom la ñu mën a jural Pape Cheikh croisement Kër Massar bokk ci gox yi nga xamante ne amul heure boo fay romb te du xumb ba nga xamante ni tu as l'impression que ci luuma bu dul jeex nga nekk donc tey ñoom ñu ngi commencé nag di jël seen wàll ci kaawu coronavirus yi nga xamante ni mu ngi wër un peu partout ci Sénégal ba tax na nag kilifa di jël ndogal foofu nga xamante ni moom moo di croisement Kër Massar li nga xamante ni moom moo fa amoon ci wàllu dajaloo di rassemblement ak dem ak dikk ñu daal di koy dakkal et moi j'estime que ça vient à son heure parce que tey ginnaaw bi nga xamee ni kilifa yi jël nañu ay ndogal ba lépp lu jëm ci cas importé fan yi yëpp gis ngeen ni amuñu ko mais li nga xamante ni moom moo gën a dangereux cas importé yi mooy la transmission communautaire bi nga xamante ne yu mel ni li am fi nga xamante ne moom moo di Kër Massar moom moo koy jóg semaine dernière Pape Cheikh gis ngeen ni que kilifa yi jël nañu ndogal tëj pour une certaine durée li nga xamante ne moom moo di marché Castor parce que tey bu ñu gisee ni dañuy jël ay mesures lu ci mel ni couvre-feu par exemple à partir de 20 heures on est obligé de rester chez nous et que derrière bu ñu xëyee le lendemain dañuy daje ci marché yi dañuy daje ci tailleur yi dañuy daje ci ay bërëb yu bëri yu nga xamante ne tey foofu transmission wu feebar bi mën na fa am quand même dafay nekk à un moment donné gâchis entre guillemets su ma ko mën a waxee noonu donc tey bokk na ci ay marché yoo xamante ne ñu ngi leen di tëj yenn yi pour nettoyer leen bokk na ci fi nga xamante ne tey moom Pape Cheikh xam naa ni bëri na ñoo xamante ne bi ndogal bi jógee jëm ci rond point Kër Massar boobu le mbégte la ñu ci àndal parce que même quand tu suis sur les réseaux sociaux askan wi ñu bëri dañu doon indiwaat ay photo ak ay image yu rond point Kër Massar pour dire kañ la ñu ciy jël ay dogal donc tey bu fekkee ni kilifa yi taxaw nañu ci li nga xamante ne moom moo doon am ca rond point Kër Massar mu dakk du ñu mën rek lu dul am ci mbégte parce que tey ce combat encore une fois dafa war a nekk xeexu ñëpp parce que tey lu président Macky Sall jël li nga xamante ne moom moo di ay mesures bu fekkee ni kilifa yi ñu ngi taxaw ci ñu appliquer mesures yi comme ni mu waree te ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo di askan wi defuñu ci suñu loxo je pense que dafay xaw a gën a metti donc tey kaawu Kër Massar jàpp nañ ni réglé na maintenant nañu xool fi ak heure yi di ñëw wala bés yi di ñëw ndax ni nga xamante ne noonu la ko kilifa yi bëggee dinañ ko jëfee noonu mais dans un premier temps ñu jàpp ne dogal boobu nga xamante ni moom la ñu jël ci rond point Kër Massar bi ñëw na vraiment à son heure parce que jamono bi cas communautaire yi bokk na ci li nga xamante ni moom mooy gën a hanter quand même le sommeil des autorités étatiques mais également le sommeil des autorités yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci système sanitaire bi parce que tey transmission communautaire bi bokk na ci li nga xamante ni Pape Cheikh bu ñu ko stoppé rek dinañu mën a xeex ak li nga xamante ne moom moo di pandémie bu coronavirus. qu'on vous montre communiqué bi nga xamante ni moo jógee ci préfet bi ngir ñu dakkal lépp loo xam ne ni jëm na ci ay activités
yoo xam ne ni dañu ko doon amal foofee ca boori rond-point wala croisement Kër Massar boor yooyu nag dafa bëri ay askan ak ay nit yoo xamante ni ci seeni yoonu kër ci rond-point boobu kese la ñu mën a jaar ñii fa la ñuy jëlee oto ñii fa la ñuy jëndee seeni yëf mais malheureusement comme daje yi dañu ko tere donc defe naa utilité la bu ñu demee ba préfet bi dakkal bépp activité yoo xam ne ni mën nañu ko amal foofee ca croisement Kër Massar. Et puis beneen ponk Coro tey dama leen di ñaan rek bu ngeen gàttalul dinaa leen fekk seen biir kër yi wàll leen coronavirus bi ba dootuma leen woo. est-ce que yaa ngi dégg li ma la expliqué voilà léegi dama bëgg nga àggali ci croisement Kër Massar te tëj ko ñu dem parce que da nga ñuy waaj a expliquer point bu important on nous parle de facture ndox ak courant dañ ñu ko war a fayal mais nous on ne sait pas kan le gouvernement di fayal ñaata lañ ñuy fayal dañ ñuy rembourser bëri na bëriwul on n'a rien compris du tout mais avant que tu nous expliques je te laisse le soin nga tëj Kër Massar. rond-point Kër Massar rek mooy yaa ngi wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk aux alentours. oui alentours ak ñi nga xamante ne xëy na seen ay yenn soxna faaw ñu jaar. non c'est pas ñi fa dëkk mais ce sont les petits commerces qui sont aux alentours ak yu mel noonu donc yooyu tey dans un premier temps ñoom ñooy xëy na wàññeeku wala wut pexe mais lépp loo xamante ne daal dinañ ko def ba doon fi mu toll nii sauver askan wi moo gën a ñor lépp loo xamante ne du loolu donc bu doon ni nit ñi dañuy ñëw rek jàll dem wala dugg ci seen ay biir kër xëy na du ñu am problème bi mais ndaje yi nga xamante ne ñoom ñoo fa am petit commerce yi nga xamante ne ñoom ñoo am aux alentours clando yi foofu karapiti yi foofu njaganjaay yi foofu donc yooyu moo xatal loolu moo amul organisation ba nga xamante ni moom moo xatal fi nga xamante ni moom moo di rond-point Kër Massar wala croisement Kër Massar c'est comme voilà donc heureusement ba autorités yi jox nañ leen daanaka ay pouvoir yoo xam ne ni dinañu mën a jëlal seen bopp désormais ay décisions par rapport ak guerre bi nga xam ne ni sumb nañu ko ak Covid 19 et puis démb ba tey ñu ngi dégg jëwriñ yi ak kilifa yi di wax ci waxuk courant bi ak ndox bi sans pour autant ñu bëri comprendre naka la nar a demee Coro. Voilà donc aujourd'hui Pape Cheikh ils sont 975 522 ménages yoo xamante ni dinañu bénéficier ci gratuité électricité ci période bi nga xamante ni ñun ci la ñu nekk ndax xam nañ ni dañu nekk ci jamonoy comme ni ñu koy waxee la répétition étant pédagogique dañ koy fàttali xeex li nga xamante ne moom moo di Covid 19 donc tey Pape Cheikh am na ñoo xamante ni ci askan wi ñoom la ñuy woowee góorgóorlu yi wala ñi nga xamante ne voilà ci taaba la ñuy dund ñooñu tey nga war leen wax du ngeen génn wala bu ngeen demee ci heure bi ngeen di ñëw donc ñooñu li ñu doon mën a daw yëpp pour mën a xam xëj na am li ñu jox seen njaboot tey bëri na ci lu wàññeeku donc jëwriñ gi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu énergie bi di Mouhamadou Makhtar Cissé ak jëwriñ gi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu ndox mi di Serigne Mbaye Thiam ñoom démb jàkkaarloo nañu ak itam tàngo lépp rek lu jëm ci li nga xamante ne moom mooy dogal yi président Macky Sall jël jëm ci ñenn ci askan wi parce que quand même du ñëpp il faut le dire ñenn ci askan wi ñu mën leen fayal seen ndox ak seen courant donc ni ma ko waxee woon sànq daanaka jege nañu 1 million famille yoo xamante ni état bi moom moo leen di jël en charge ci côté boobu 975 522 ménages lañu ñoom tey ni ñu ko waxee mooy ñoom dafa am benn tranche sociale boo xamante ni loolu ñoom la concerné tranche sociale boobu mooy ñi nga xamante ne seen consommation wu courant Pape dafa gën a néew wala mu tolloog 250 kilowatts par heure donc ñooñu la ñu dippee tranche sociale bi nga xamante ni tey ñoom ñooy bokk ci gratuité courant boobule ñooñu tey ñi nga xamante ne compteur la ñu am état bi moom moo leen di fayal seen courant ñi nga xamante ni woyofal la ñu am itamit ci la ñu bokk ñoom état bi moo leen di rembourser ay cotes yi nga xamante ne moom la ñuy recharger Amadou Makhtar Cissé démb
Pape leneen lu mu wax loo xamante ni baax na quand même ñu bàyyi ci xel mooy ñi nga xamante ni dañuy liggéey ci courant moo xamante ne ay tailleur lañu wala ñu am ay cantine ci ay marché wala ñooñu ils sont pas concernés quand même par paiement ou facture yooyu démb jëwriñ gi leeral na ko naam wax na ni am na ay taxawaay yoo xamante ni ci wàllu fiscalité dinañu ko def ngir mën leen yombal xam nga ñun yàgg nañ di wax am na nu ñu koy waxee ñun ci suñu jargon bu ñuy waxtaan en société que Sénégal dafa am gox yoo xamante ne ñooy fayal yeneen gox yi courant parce que Pape am na ñu nga xamante ne seen consommation tey moo gën a élevé xam nga tey état bi xëj na mënul fayal ñi nga xamante ne seen ay kër dañ fa branché ay climatiseurs yu dul jeex ay machine à laver ay chauffe-eau ay yeneen ak ñeneen ñooñu xëj na dañuy jàpp ne mën nañu ko donc tey bu état bi di jàppale dafay jàppale ñi nga xamante ne yow man te mën a bàyyi yow xanaa da ngay gaaruwaale ñun sak rek la ñuy wéyee sak rek puudaru dëgg la waaye amul lu fayee dara ñun ñoo ñëpp a yam yow da ngay gaaruwaale bilaay fayu courant bi kay bu ñu sañoon ñëpp bokk ci mais état bi malheureusement mënul fayal ñëpp ndox moomu itamit dafa am benn tranche sociale boo xamante ne ñoom ñoo ci bokk mooy ñi nga xamante ne seen consommation d'eau ci équivalent 20 mètres cubes la toll wala 20 000 litres d'eau tamit fayum ci jëwriñ gi Serigne Mbaye leneen loo xam itam bëri doon nañ ko xam mooy ndox ne manqué na wala depuis ndox wala buñ ko dee gis 4 heures du matin lay ñëw balaa ngaa root diggante 4 heures ak 6 heures mu daal di tëj loolu itamit nekk lu metti ci jamono boo xamante ni dañuy xeex feebar boo xam ni xam nañ ni set bokk na ci li gën a mën a tax ñu ñoŋal feebar bi donc loolu itamit moom indi na ci ay leeral wax na taxawaay bi nga xamante ni nguur gi taxaw nañ ci ba jox ay directives ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Sen'Eau ak ñi ngànk lépp lu jëm ci wàllu ndox mi ngir rek ndox daal di mën a daje ci gox yëpp ci dëkk yëpp ci famille yëpp ba ku nekk mën ci jot donc tey ñu jàpp ne loolu mooy xëj na li gën a important loo xam ne ñor na askan wi parce que nit ñi quand même ñu ngi gis ay chiffres te comprendre ñu torop donc loolu la ñu jàpp ne benn tranche sociale la concerné ñi ëpp nag ci ñoom ñu jàpp ne seen loxo jotul la seen gannaaw seen consommation bu fekkee ci wàllu courant ñu fàttali ko toll ci 250 kilowatts par heure bu fekkee ci wàllu ndox nag ñu xayma 20 mètres cubes wala 20 000 litres d'eau ñooñu la état bu Sénégal di jël en charge ci wàllu fayu ndox ils sont au nombre de 9,522 ménages yoo xamante ni état bu Sénégal jël en charge bestre bi nga xamante ne ci lañu nekk jëm ci facture ndox ak courant voilà très intéressant ñu ngi lay gërëm ci ñaari point yooyu muy point wu Kër Massar ak débat bi nga xamee ni juddu na depuis démb ak autorité yeeg seen jàppandal ci wàllu ndox mi ak courant bi bien expliqué Thioro Mbar Ndiaye jërëjëf ci toog bi nga toog sa kër ñu ngi lay gërëm on te retrouve demain incha allah. incha allah merci beaucoup et bonne journée à vous. jaajëf bonne journée à toi te nga nuyul ma Naasi. Naasi dina ko dégg Naasi xam naa Naasi filmé suba. nuyul ma ko lu bëri waay merci beaucoup Thioro Mbar Ndiaye donc Naasi je rappelle